ngir am information yu wér te wóor abonneel Jeri Jeri TV bés cloche. mbokk yi Jeri Jeri TV dellu si waat na mbokki internet yi ñoo ngi fi nga xamante ne muy Mbour seet si fi ki nga xamante ne mooy le président mouvement les vainqueurs bi nekk Mbour ñu koy wax Mouhamed Ndiaye waaye duma ci wéet benn yoon dama ciy ànd ak saa su ne mon ami mon frère El Hadj Mamadou Djigal El Hadj noo def. Sofia maa ngi lay sant di la gërëm di remercier toute l'équipe de Jeri Jeri TV tey nag ñu def déplacement bu am solo fas yéene jàkkaarloo ki nga xam ni comme ni nga ko waxee tout à l'heure mooy monsieur Mouhamed Ndiaye par ailleurs président du mouvement les vainqueurs ici au niveau de la commune ou bien de la ville de Mbour wala département sax bu Mbour kon nag moom la ñu fas yéene dalal tey waxtaan ak moom ak ay collègues am incha allah ci kanam ma bàyyi la kàddu gi. merci beaucoup El Hadj Mamadou Djigal du ma def lu dul bàyyi ki nga xamante ne moom lañ seet si fii ñu koy wax Mouhamed Ndiaye Mouhamed asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi leen di siyaare bu baax. Mouhamed tey Jeri Jeri TV dafa déplacé wu ñoo fekk la ci sa gox nga ànd ceeg say xarit ñu bëggoon a xam Mouhamed kan mooy Mouhamed Ndiaye ak lan ngay wax ñi lay seetaan. waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen dalal di leen nuyu di leen wax ne Mouhamed Ndiaye benn doomu Mbour la bu dëkk ci dëkk bi. Def ses humanités à Mbour donc depuis l'école élémentaire jusqu'au bac donc après le dem à l'université Cheikh Anta Diop département de philosophie après mu réussir ENA en 2001 donc bi mu réussir ENA en 2001 mu def le cycle B section enquête économique donc en 2003 mu génn ñu affecté ko à Saint-Louis au service régional du commerce de Saint-Louis benn démembrement la bu ministère du commerce bu nekk à Saint-Louis mu def fa 2 ans et demi après mu jógee fa ñu yóbbu ko comme départemental à Podor mu def fa 2 ans et demi après ñu affecté ko Dakar donc bi mu demee Dakar nekk à la Médina à la rue 15 angle 8 def na fa 4 ans donc bi mu jógee foofu ñu affecté waat ko à Kanel mu dem Kanel en 2012 le 10 octobre précisément depuis Kanel defaat le concours de l'ENA professionnel cycle A section trésor mu jàll donc mu dellu Dakar def formation après il est sorti comme inspecteur du trésor bi mu génnee ñu affecté ko à Louga mu dem fa comme d'abord inspecteur du trésor affecté à la trésorerie pays régional de Louga bi mu fa defee quelque temps ñu nommé ko fondé de pouvoir mu nekk fondé de pouvoir du trésorier pays régional de Louga après 1 an et demi ñu nommé ma receveur municipal de Saint-Louis donc depuis octobre 2018 man maay le receveur municipal de Saint-Louis donc voilà brièvement résumé Mouhamed Ndiaye et son parcours. voilà macha allah li ñu dégg lépp dal na xel Mouhamed balaa muy xuus ci waxtaan bi bëggoon naa xam d'après li ñu dégg ni am nga ci jaar-jaar yi pourquoi nga choisir politique. waaw xam nga ndeysaan question bu doy waar nga posé ndax politique nekk na mbir boo xam ne léegi boo ko tuddee rek nit ñi seen xel ñaaw boo ko tuddee nit ñi seen xel ñaaw te. politique ñaawul waaye yaakaar naa niñ koy defee wala ni ñu tàmm di ko gisee des fois mooy tax nit ñi seen xel teey te nekk nañ ci réew bu nga xamante ne boo deful politique doo mën a yegg fi nga xamante ne foofu la ñuy décider pour changer les choses li nga bëgg a soppi mënoo ko soppi tant que yeggoo fa ñuy décider te fa ñuy décider mënoo fa yegg tant que defoo politique parce que boo deful politique duñ la voter pour nga yegg fa n'est-ce pas. loolu moo tax ñu dugg ci politique. moo tax ngeen dugg ci politique depuis kañ nga créé li nga xamante ne mooy mouvement les vainqueurs. Le 25 janvier bi passé ça fait 1 an ouais. ci biir 1 an nga bëgg a téye Mbour loolu dina garaaw de. waaw xam nga waa Mbour moom dañoo sonn ci ñi dëkk bi doxee parce que ñun ñëpp fi lañ juddoo ñi sama ginnaaw ñi ñëpp mën nañ témoigner dëkk bi bougé wul demul fenn doxul. étant donné ko doxul nag je pense que ñun doomi Mbour ñi nga xam ne yàlla dimbal nañ ñu doon des cadres Mbour jox ñu lépp il est normal que ñu dellu si reprendre un peu les choses en main pour mën a changer la situation. d'accord léegi
d'accord pour changer la situation Mouhamed balaa ñuy xuus ci biir politique bi danga may ma présenter mbokk yi nga xamante ne ñu ngi seetaan Jili Jili TV ñi la wër ku ci mel ni ki nga xamante ne mooy Mamadou Sow Sidibé kooku ma yor sa communication bàyyi ma dalal ko Mamadou noo def. maa ngi fi maa ngi si jàmm. Mamadou looy wax ñi lay seetaan. bon li ma am lu may wax mooy mouvement les vainqueurs bi nga xamante ni moo leen tax a jóg tey egg si ngeen si jàmm ànd ak groupe bi bureau bi ñoo toog nii jiital si sunu président Mouhamed Ndiaye mu nekk koo xamante ni doomu Mbuur la juddoo fi yaroo fi daanaka ñu ànd ak moom ñëpp ay doomu Mbuur lañ Mbuur rek a leen ñor gis ne Mbuur toll na si soppi ko li ko gën a dugal si politique mooy xar kanamu Mbuur bi nga xamante ni gisuñu si soppeeku mu bokk ci li ko gën a naqari muy doomu dëkk bi jàng am xam-xam bi di cadre xam ni ñuy tëyee dëkk bi xam ni ñuy doxalee dëkk moo tax mu engagé wu dugg si politique pour mën a soppi xar kanamu Mbuur. merci beaucoup kooku mooy Mamadou Sow Sidibé damay dem ci ki nga xamante ne moo yor protocole bi mi ngi tudd Pa Iba Wade. maaleykum salaam wa rahmatullah. Pa bi moo ko internet yi rawatina ñi safoo di seetaan Jili Jili TV ñu ngi lay seetaan la nga am looy wax ñi lay seetaan. waaw xanaa di la nuyu yow Sofia ak Alaaji Mamadou ak sunuy technicien di profito di nuyu waale président bi Mouhamed Ndiaye mi ngi nii toog waaw mooy président mouvement les vainqueurs. bureau bi aussi ñu ngi nii toog mënoon nañ leen a présenter kenn waaye loolu dañ koy bàyyi sa loxo waaw ñu ngi nuyu téléspectateurs yi ñu ngi nuyu ñëpp waaw di la wax ne tamit wax dëgg ñu ngi leen di sant leen gërëm ci seet si gii ngeen ñu seet si ànde ko ak ñëpp mënoon nañoo tudd waaye amaguñu ndigal dañuy xuus ba ca kanam ñu soog a tudd ñëpp waaye ñu ngi leen di dalal di leen wax ne bisimilah. merci beaucoup. merci beaucoup Pa Iba Wade kii nekk sama ginnaaw nag tarkalla macha allah nee naa la doolee jën ndox ndax bu ngeen defee seen mouvement te jigéen bokk ci anaama du neex du safee du ma def lu dul dalal ko moom tamit bàyyi kook mbokki internet yi koy seetaan Ajaratu Khadija Faye. salaamaaleykum Sofia ñu ngi leen di nuyu waa Jili Jili TV di nuyu say naataango di ñaan jàmm xanaa kontaan gën a tee rafet njort. ndax yàgg nañ koo dëkkee muy rafet njort waaye tey dafa yokk ndax ànd boo gis dañuy ñaan toujours ñu ciy gis lu bees loo xam ne avantage la te yaakaar naa daje bi bokk na ci yooyu waaye bu ñuy nuyoo dañuy commencer ci suñu président Mouhamed Ndiaye président mouvement les vainqueurs di ñaan yàlla suñu borom mi nga xam ne moom lépp dañ koy dagaan mu yàgg te wér ba li mu yéene mu mën koo def di leen wax nag responsable des femmes mooy waxtaan ak yéen di leen wax nekk ci mouvement les vainqueurs ngir matali sunu yéene comme ni ko président waxee yaakaar naa lu ñu tëgg yéene mooy tax waaye lu ñu bëgg mu dox fi mu toll surtout politique jigéen ñi dañ cee am wàll dama féministe nag fu ma dem wone ko moo tax ma bëgg fa ñuy nasee ka noccee jigéen ñi boole seen doole wane li ñu am taxawal mouvement les vainqueurs te xam ne Mbuur daf ñoo soxla chaque sénégalais compte waaye nag Mbuur mooy sunu yéene Mbuur mooy sunu yitte te Sénégal mooy sunu yéene moo waral jigéen ñi ñëpp jóg dugg ci mouvement les vainqueurs ngir jàppale président Mouhamed Ndiaye xam naa bu ci kanamee rek ñu gën a xuus pour wane li nga xamante ne daal moo tax jàmbaar yi taxaw muy les vainqueurs. les vainqueurs merci beaucoup Khadija Faye. ñu dellu si waat monsieur le président ci waxtaan bi sànq ñu ngi woon ci li nga xamante ne at bi nga xamante ne moom nga créé lii di mouvement les vainqueurs nee nga 1 an la am. mën na la ci biir 1 an bi ndax mën nga changer Mbuur nga ne ma Mbuur dañoo sonn fi may tàmbale ci sonn bi mooy Mouhamed ba yaa ngi jug di xool ñi nga xamante ne par exemple jàkkatu jën ni suñu yaay yi yeewu fajar. waaw foofu day su ma sañoon damay bàyyi sama gars yi ñu xuus ci tuuti rek ndaxte xam naa ne ñu ngi ciy def liggéey bu mucc ayib te bàyyiwuñ kenn képp kuy doomu Mbuur ak foo mënti ne bàyyiwuñ la waaw loolu nag mooy particularité mouvement les vainqueurs xam nga juddu am at. bu dee liir nga dañ naan yaa ngi jàng raam wala yaa ngi jàng taxaw ñun foofu lañ toll bu ñu demee ba Mbuur la majorité jox ñu bopp ñi nekkoon feneen gis nañ ñuy doxee ñu jógee fa ñëw ànd ak ñun c'est parce que gis nañ ne yoon bi ñu jël yoon bu baax la kon nag
bu fekkente ne nag bëgg ngeen ñu dugg ci détail damay bàyyi sama gars yi ñu xuus ci. waaw kon bu ñu naree xuus dugg ci bi détail bi bu boobaa damay bàyyi ki nga xamante ne mooy sama wéttal mon ami mon frère El Hadj Mamadou El Hadj yow mi nga xamante ne tarkaar la wàllum politique dala ñor la nga am looy laaj ki nga xamante ne mooy président Mouhamed Ndiaye. merci Sylvia li nga xam ni dafa jëm ci wàllu politique yaakaar naa ni képp koo xamante ni ji da ngay doomu sénégalais. moo xam góor nga wala jigéen te nga suivi li nga xam ne rek maanaam nga wàccoog li nga xam ne rek mooy li yoon di tere ak li muy digle te mu rafet nga def ko am nga droit maanaam exceller li nga xam ni mooy sa activité politique. loolu ginnaaw loolu tamit ki nga xam ni moom lañ toogal tey di monsieur Mouhamed Ndiaye yaakaar naa ni kenn du ko jàngal loolu parce que fi mu jaar def na droit def na li nga xam ni tey moo ko may mu nekk ci poste bi mu nekk comme inspecteur trésor kon mu nekk loo xamante ni ji également du n'importe qui lañ koy attribuer si li nga xam ni rek moo jëm ci lii doxal réew ak gox goxaan kon monsieur Mouhamed Ndiaye ku wax Mbour di nga wax ni dafa nekk localité boo xam ne ji ci enjeu politique ku ne xam na ni dafa yàgg mouvementé jarul ñuy dellusiwaat ci histoire bi ndax dafay gudd waaye li ci mujj rek buñ ci jiitalee ku ci mel ni monsieur le maire Fallou Sylla ak ki nga xam ni tamit mooy monsieur Saliou Samb ak Cheikh Issa Sall ak Sira Ndiaye député ak Kali Sagna nekk ci HCCT ñu nekk ay ténor yoo xamante ni ji fii ci département Mbour ñu ngi fi maanaam ñu ngi ci wane seen bopp ci wàllu politique à part ki nga xam ni mooy le maire Fallou Sylla nga xam ni ku ne xam ne ni militant authentique du parti socialiste la li ko dugal nag ba nga xam ni tey mu nekk maire kii bi si benn bokk yaakaar la ko jaare à part moom ñeneen ñi ñu fi lim yëpp ay apéristes lañu yow est-ce que mën nañu xam si tolluwaay politique si département Mbour ban position nga am par rapport ak ñooñu nga xam ni mën lañ leen jàppee comme ay adversaires politiques parce que da nga dem ak sa yoonu bopp muy mouvement les vainqueurs. Ben naturellement c'est des adversaires loolu ça coule de source maintenant ñun on a une vision assez positive de l'adversité adversité pour ñun du ŋàññi nit du saaga nit du wax ko wax ju ñaaw déedéet ñun adversité pour ñun moom mooy ñu tegu suñu yoon ñun dañu am benn ligne directrice et je crois que bu fekkente ne jot ngeen lire le manifeste des vainqueurs di ngeen xam ban yoon ñun moom lañ jël parce que c'est vrai depuis 60 ans on a des politiciens mais xoolal Mbour ni mel fan la ñu yóbbu ana résultat bi ñoom ba ñu xamante ne bii def nañ ko pourtant ñoom ñëpp ils sont de la mouvance présidentielle bu fekkoonte ne jóg nañ pour defar Mbour je pense que tey dëkk bi du yegg si fi mu yegg si que ce soit le maire que ce soit les autres yi nga lim sànq ñoom ñëpp ñoo bokk ndaa alors ana Mbour lan la ci gis tey mais ñun bu fekkonte ne am nañ li ñu gënal duñu dugg ci politique bu ñu ñëwee dugg ci politique c'est parce que la situation tend à dégénérer te loolu képp kuy doomu Mbour doon responsable waroo ko nangu waroo ko seetaan néewuñu kenn ñun ñoo gën a bëgg dëkk bi déedéet ce serait trop prétentieux mais li may wax ñëpp rek moom mooy jéem tële moo gën seetaan ñun dañoo jóg pour jéem parce que on a la compétence on a la connaissance et on a la volonté et je pense que volonté moo gën a am doole lépp yéene bi ñu am mooy yéene defar dëkk bi changer xar kanam gi parce que foo dem ci àdduna boo nee Mbour nit ñi dañ lay xoolaat baax mais boo ñëwee fii mais c'est un gros village Mbour mais loolu est-ce que dañu war a bàyyi mu continuer ñun amuñu droit bàyyi mu continuer muy man muy ñi ànd ak man muy les sympathisants yi nga xam ne xëy na bëgguñu feeñ ñoom ñëpp benn naqar bi la ñu am moom mooy Mbour ni mu mel c'est pas normal amu ci kenn ku mës a def politique ci ñun mais est-ce que bu ñu toogee croiser les bras ne duñu politique est-ce que ça va arranger les choses non du dem il faut kon ñu jóg ñu engagé wu ñu def une politique saine engagé wu positivement wax lu rafet jëf lu rafet am jikko ju rafet ba nit ñi bu ñu gisee naw ñu ci suñu doxalin naw ñu suñu comportement ànd ak ñun pour qu'ensemble ñu changer un peu la situation. mais monsieur Mouhamed doguma la yàlla bu la yàlla dog est-ce que jàppoon ni aussi une ville boo xam ne ji très politique
comme on peut l'appeler ainsi mu nekk am benn réputation dans le passé ci wàllu mouvement politique est-ce que yow jàppoo ni tey sa mouvement bi nga dem sans nga ànd ak ñoo xamante ni ji maanaam ñi ñuy wax ay alliés politique yoo xamante ni ji di nga mën a ànd ak ñoom comme ni ay Benno Bokk Yaakaar ak yeneen collectif kii yi nga xam ne coalition yi nga xam ni ñu ngi koy faral di amal ci géewu politique bi jàpp nga ni yow kese doo wéet ci li nga xam ni mooy xeex bi fii ci Mbour. xam nga chaque chose en son temps lu jot rek day yomb mais dans un premier temps actuellement fi ñu toll fi ñu nekk nii ñun dong la ñun mouvement les vainqueurs ànd ak waa Mbour yi nga xamante ne ñoo bokk bëgg-bëgg bokk gis-gis maintenant on est en politique doo wax mukk jamais parce que li ngay bañ tey mën nga ko bëgg suba li ngay bëgg tey mën nga ko bañ suba politique moo demee noonu mais lu mu ci mënti doon rek comme niñ koy waxee bis bu ne bis bu ñu demee ba gisee ku nga xamante ne bii li ñu bëgg nga bëgg suñu yéene mooy sa yéene li ñu bëgg ci Mbour nga bëgg ci Mbour ah on n'exclut pas d'être avec toi ça moom on l'a toujours dit mais pour l'instant ñu ngi liggéey di tàllal suñu yoon parce que nag mbir loo gis am na fu muy commencer mënuñu jàpp ci histoire politique de Mbour wala l'histoire politique du Sénégal forcément day am ay alliance forcément am na ay ténors yu fi ne ainsi de suite ba yow waroo mën a def dara te àndoo ak ñoom man jàpp naa ne war nañu mën a ber suñu yoon teg lu bees teg ko ci yoon nit ñi gis ko naw ko fekk ñu si ñu ànd ñu defar dëkk bi. merci beaucoup El Hadj Mamadou Djigal mon ami mon frère El Hadj man balaa may xuus jàll ci biir politique bi bëggoon naa ñu waxtaanee tuuti Mouhamed sa diggante ak ki nga xamante ne mooy Talla Seck ndax mënoo dugg biir Mbour ba génn te tuddoo jërëjërë bi fi nekk. waaw Sophia sama diggante ak Talla wax ci dina ma neex ndax Talla bala ma ko wax dara dama koy ñaanal yàlla. yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na yàlla dëgëral ko yéene ji mu am ci dans sa vie personnelle ak ji mu am ci mouvement les vainqueurs ji mu am ci Mbour ak ji mu am ci Sénégal yàlla na ko ci yàlla defal lu kawe njortam Talla nii lañ xamante par l'intermédiaire du coordonnateur Baba Konaté mi ngi ne la ci ginnaaw Baba moo ma ko présenté fekk ñu demoon benn tournée nekkoon ci les visites de proximité donc au retour Baba ne ma mais nañ jaar sama gars yi fii ñu nuyu leen mu seere ñu wàcc donc bi ñu wàccee toog ñu woo Talla mu ñëw bi ma gisee xam naa il était un peu surpris parce que yaakaarul woon xam naa ni mu ma doon déggee ak ni mu gisee nit ki ni mu oyofee ndax dañuy gondi waaw voilà donc ni mu gisee oyof bi ak jëmm ji affaire bi xam naa ne daf ko marqué ñu togg taalibe waxtaanu taalibe waaw ndaxte ñun ñëpp ay jeunes lañ c'est la même génération je crois que ñoo bokk lu ñu bëgg te bu fekkente ne réeroo am na suñu diggante rek je crois que war nañu xolaat suñu bopp normalement bu ñu waxtaanee dinañ déggoo vraiment mu jàpp ma bëggal ma boppam ne ma nag président ma ne ko naam mu ne ma jàpp naa la te di nga xam ne jàpp naa la te du lu may wax dama koy jëf nga gis la preuve gis nga li mu def tey vraiment defal ma surprise boo xamante ne wax dëgg yàlla xëy na bu doon man maa koy santaane sama poche du ko fekkee waaye defal na ma gratuitement ak yéene ak xol loo xamante ne kawe na sama njort kon dama koy ñaanal yàlla na ko yàlla sàmm waaw yàlla na ko yàlla defal lépp lu mu bëgg ci àdduna waaw Talla vraiment merci waaw franchement merci beaucoup. voilà dégg naa sànq ci biir wax nga ne 1 an ngeen defagum ma bëggoon na nga wax ñi lay seetaan ci biir 1 an ba yow lan nga réalisé. waaw xam nga Sophia dama lay sant bu baax ndax xam naa ne réponse ci question bi dana gën a tax lan moo tax nit ñi jox les vainqueurs bopp dañu judd dans un moment particulier le 25 janvier 2020 donc dañu waxtaan créer mettre en place le mouvement tuuti rek mbas mi dugg donc bi mbas mi dugg see mu doon lu triste lu compliqué parce que c'était la première fois sunu génération di dund couvre-feu daana am mais ñun suñu génération c'était la première fois mu nekk nouveauté ci ñun
ah léegi ñu ne ñu dañu war a masqué wu dañu war a raxasu dañu war a dandante mu nekk mode de vie bu ñu xamul mais il faut qu'on s'adapte parce que aussi àdduna adaptation la boo ci nekkee bi loolu amee ñu def benn constat bi mooy dëkk bi bari na ay borom barke dëkk bi bari na ay politiciens des gens yu nga xamante ne dañuy laaj baatu askan bi parce que ñiy laaj baatu askan bi ñëpp peut-être duñu ay politiciens mais gisuñu kenn sur le terrain muy apporter sa contribution ci population bi les vainqueurs ñoo jóg kolo dajale li ñu am kenn ku nekk génne xaalis ñu confectionner ay masques jënd ay gel jënd eau de javel jënd savon tout le nécessaire dugg ci dëkk bi di ko yóbbu ci yenn jàkka yi di ko yóbbu ci garage yi Mbour yaakaar naa am na ñaata garage kalando 18 y a 18 gares pour les kalando gars yi dem fa def distribution gel yi def distribution masque yi sensibiliser leen xamal leen ne leen la maladie elle existe puisqu'elle existe nañu jàpp ne kenn ku ne am nga sa rôle parce que les vainqueurs li ñuy prôné mooy la responsabilité ñun dañu jàpp ne réew mi ni muy doxee kenn ku ne am nga ci cër te kenn ku ne da nga war a jouer sa partition donc noonu lañ def ceinture Mbour yóbbu ko ci garage kalando yëpp biñ fa jógee ñu dem ci yenn quartiers yi aussi parce que généralement dañ doon dem di seeti les femmes les groupements de femmes les mbootaay mais tout le temps dafa am benn kàddu bu daan jóg dañoo sonn kenn dimbaliwuñu suñu doom yi amuñu liggéey et cetera bon ñun amuñu xaalis bu ñuy maye franchement puisque amuñu xaalis bu ñuy maye bu ñu bëggee am nit ñi te dañu ne ñun nit ñi ñoo ñu tax a jóg nekkal nit ñi ñoo ñu tax a jóg il fallait ñu am stratégie donc stratégie bi ñu mettre en place mooy nit au lieu nga koy may jën tout le temps jàngal ko nu ñuy nappee on a organisé des séances de formation ñu former des femmes on en a formé 150 hein on a organisé 150 femmes ci transformation des produits locaux donc xam naa incessamment dinañ def benn cérémonie pour la remise de leurs attestations de formation noonu moo gën parce que buñ ñu gisee dinañ dem buñ ñu gisul dinañ dem dañu war a dépasser di ñëw di may nit ñi ay 10 000 ay 20 000 ay 2 000 ay t-shirt ay sandwich jigéen ñi dañ leen war a yërëm parce que les femmes ñoom ñoo yor société te la ñu yor du dem ci mbedd mi ci kër gi lay ñëw suqali njaboot gi donc ñun nous avons préféré faire ça beneen affaire bi ñu dem benn zone bu mel ne zone Sonatel mi ngi de l'autre côté zone Sonatel mi ngi nekk ci Mbour mais waa zone Sonatel dañuy laaj ñoom est-ce que ci Mbour lañ bokk parce que y a aucune infrastructure à la zone Sonatel ndox sax amu fa ay teen ñoo fa ne bi ñu demee dañ ma woon ay teen te la plupart des teen dañu dee amatul ndox mu nekk de braves dames des gens qui sont vraiment braves donc bi ñu ko waxee ñu ne ñu vraiment ñun suñu problème moom mooy ndox amuñu ndox d'accord ñun dégg nañ leen parce que ñun aussi benn avantage bi ñu am mooy bu ñu demee di seeti nit ñi du ñu dig kenn dara ñun nekkuñu ci politique de promesse te dañ ko wax ñëpp bañ dégg du ñu dig kenn dara mais ku ñu wax sa soxla dinañ ko déglu te dinañ ko dégg bu ñu ko dégloo ba dégg ko après on revient ñu discuter entre nous ñu ne mais ñii seen cas c'est très sérieux qu'est-ce qu'on va faire ci lañ décider ne dañ leen di xëccal robinet benn robinet mbedd donc bi ñu waxtaanee suñu biir ñu def suñu ay moyens dajale ku nekk dajale indi li nga am ñu def procédure bi yàlla dogal robinet bi ñëw dem nañ fa inaugurer ko nit ñëpp kontaan vraiment mu nekk lu daw yaram parce que keroog femmes yi dañoo génn mais ñëpp génn paay imaam yi femmes yi téye seen i baag ak seen i buum naan ñu Mouhamed Ndiaye yaa ñu tàggale ak lii vraiment sama yaram dafa daw vraiment jour boobu j'avais un invité de marque c'était le président Bruno Derneville du PAC
moo fi jaaroon doon ñu seet si mu nekk nit ku baax ma koy nuyu au passage. Coos Est mooy suñu cosaan fa laa dëkk école 3 foofu aussi on avait des problèmes parce que amul benn lampe mbedd bu fay tàkk maire fa la dëkk ah. loolu yëpp am na ci biir Mbour. ak yeneen yoo xam ne ñeneen ma ko wax. et bu ñu jógee di wax Mbour moo dàkk Mbour moo gën a neex Mbour dëkku noflaay la. waaw c'est ce qu'on dit mais bu ngeen duggoon avancé dugg ci dëkk bi mais vous allez constater par vous-même Mbour c'est juste un gros village loolu moo ñu naqari ñun dañu jóg donc Coos Est dañoo am problème lampe benn lampe tàkkul poto yaa ngi fa mais benn lampe tàkkul dem nañ ba sunu papa yi ñemeetuñu xëy fajar dem julli ji donc bi affaire bi toqee sama nopp comme d'habitude ñun lépp lu ñuy wax rek lépp lu ñuy def dañ koy waxtaanee biñ ñëwee waxtaan ñu ne mais lii compliqué wul étant donné que compliqué wul mais nañ ko def ci la ñu jël suñu ay moyens def ci booy dugg ci koñ yi taal lampe yëpp dañu taal lampe yëpp nit ñi génn sant kontaan di ñaan yooyu yëpp c'est da nga koy def tes adversaires ils pensent que tu es en train de dépenser des millions ñu ne voilà booy am nañ xaalis am na ku nekk seen ginnaaw patati pata tu vois comment la politique elle est bizarre nit ñi amuñu xel mu rafet quoi amuñu yéene ju rafet te duñu wax lu baax booy am nañ xaalis waaw am na ku nekk seen ginnaaw booy ñu ngi leen di def nangam fekk na c'est-à-dire tu poses un acte bu ndaw mais l'impact est énorme ñoom nag malheureusement dañuy def tentabar maye xaalis dugg ci dëkk bi wala def jàmba ñaaw ñun defuñu jàmba ñaaw ñun voilà dañuy ñëw nekk aux côtés de la population di bokk ak ñoom seen i bànneex ak seen i naqar. te loolu mooy li nga xamante ne moo normal. ñun vainqueurs yi noonu la ñuy doxee. vous êtes des vainqueurs en tout cas xale yi nga xamante ne yéen a ngi dëkk Mbour ak fu ngeen mënti nekk di seetaan Jëri Jëri TV il est temps ñu ibbi seen nopp yi xippi seen bët yi di xool ndax ki nga xamante ne am na alalam yéene leen ko pare na pour jàppale leen donc kooku bu yoree li nga xamante ne mooy Mbour ñu jox ko budget dina defar Mbour sama juumoon ba tey ci biir li nga xamante ne mooy jóge nañ ci sa li nga defoon ci biir 1 an yi léegi yan projet nga teg pour mën a gagner li nga xamante ne mooy Mbour ndax yombul aussi. non yombul mais c'est pas impossible également c'est pas impossible parce que boo gisee ñu rafet njort mooy fépp fu ñu dem di wax ak nit ñi rek dañuy sentir adhésion bu njëkk ba dañ lay wax ne boo amul xaalis mënoo politique mais aujourd'hui on se rend compte que nit ñi da ngay dem di wax ak ñoom ñu ne boo amee xaalis téye ko soxla wuñ sa xaalis ku defar dëkk bi lañ bëgg parce que les gens en ont marre les gens en ont marre situation dëkk bi ni mel dafa nit ñi dañ ci sonn da ngay dem di wax ak ñoom ñu ne la sa xaalis soxla wuñ ko garder ko ñun li ñu intéressé mooy kuy defar dëkk bi. kon loolu yaakaar naa ne am na solo parce que nos réalisateurs ñu ngi ñuy signaler ni li ñu dese ci waxtu bariwul mais laata may joxaat kàddu gi suñu consoeur Sophia damay laaj benn laaj rek jëmee ko ci li nga xam ne mooy chargé de la communication muy monsieur Mamadou Sidibé monsieur Sow Mouhamadou Sidibé ci laaj boo xamante ni ji dafa am solo ci loo xamante ni ji mouvement la wala structure wala société bu mënti doon li nga xam ni mooy cellule de communication daf ciy jouer rôle bu am solo Mouhamed Sidibé Mamadou Sow Sidibé li nga xam ni moo jëm ci liñ la dénk muy wàllu communication bi est-ce que mën nga ñu wax li nga xam ni moom ngeen ni lal comme programme wala li nga xam ni moom ngeen fas yéene ay grands qu'on appelle les grands projets fan ngeen ci toll ak loolu tam est-ce que mi ngi jaar fi ñu ko war a jaaree ba mu yegg ci population bi. waaw mais alhamdulilah Mamadou. ñu ngi lay sant bu baax si question yi lay posé. parce que loolu aussi dinañ si sawar a tontu. parce que tey jii ñun mouvement les vainqueurs. toll nañ foo xamante ni ci Mbour mën naa ni saxaar la kaw la jëm. daanaka Mbour gépp xam nañu li ko waral mooy sunu liggéey bu rafet li ko waral mooy fi ñu teg sunu tànk xam nañu ko. ñu ngi dox ci anam boo xamante ni comme ni ko président waxee sànq. ñun vainqueurs yi Mbour rek ñu ñor li tax mu ñor ñu mooy. parce que fi lañ juddoo yaroo fi bi ñu juddoo ba léegi dañu gisul changement. te gis nañu aussi toujours rek heure bu fekkente ne yàlla def nga génn dëkk bi dem yeneen i dëkk bu ñu la nee foo dëkk nga ne Mbour dañ lay naw dañ lay fonk waaye bu fi ñëw beneen salaamaaleykum xeeb la ci loolu nag dafa nekk loo xamante ni dafa bokk ci li ñuy xeex bokk ci li nga xamante ni daf ñoo déranger bokk ci li nga xamante ni dafa bëgg a jëlee
tey jii Mbour toll nañ foo xamante nii parce que léegi mu ngi koy wax si problème lamp yi nga xamante ni jot nañ ko daal si dëkk bi si li nga xamante ni moom lañ jot a yëngal si dëkk bi loolu suñu devoir la li ñu si gën a marqué mooy si jamonoy mbas bi ñun bi ñu génnee di saytu waa dëkk bi di bokk ñoom naqar bi nga xam moo am si dëkk bi bokk ñoom li nga xamante ni mooy feebaru Mbour fépp fu ñu si dem rek si biir Mbour dañuy naw fonk yëkkati ñu parce que dajewuñu ak kenn si terrain bi te pourtant waa Mbour yaa ngi fi bailleur de fonds yaa ngi fi ñi nga xamante ni seen ndombal tànk yi ñu yor Mbour a leen ko jox ñu ngi sa dëkk bi dem tëju ji kenn gisu leen vainqueur yi rek a jóg si ndigal président jóg ànd ak ñun di xeex dugg si dëkk bi lépp loo xamante war nañu si dëkk bi ñu di ko def ba nga xamante nii foo si dem rek sa xol day jeex sa ronkoñ day génn Mbour moo toll foofu kon donc li ñu fi naqari dafa bari li nga xamante moom lañ ci bëgg a jëlee aussi dafa bari lépp nag ñu ngi si gën a tàll loxo waa Mbour comme ni ko président waxee sànq benn nit rek mënul ñaar mënul dañoo tàll suñu loxo waa Mbour gépp ñu ànd liggéey ñu ngi yor suñuy poos ñun ñi nga xamante ñooy vainqueur yi yor suñuy weccet di ko dajale li nga xamante yàlla dénk nañu ko parce que ku si nekk rek yaa ngi sa activité di liggéey am na lu la yàlla wërsëgal te Mbour jaral na la ko mouvement bi jaral na la ko ba nga xamante ni ñu ngi koy génne di ko dajale di ko sottiwaat biir Mbour muy lamp yi mu wax léegi muy garage yi ñu seet ñu jox ay masque ak ay gel ay savon am na ci yeneen yu ñu nekk sax yoo xamante ni ñu ngi koy préparé di si suñu doole di ko dajale muy robinet yooyu mu lay wax noonu yooyu ñu ngi ci di fexe mu gën a yaatu c'est ça voilà kon mi ngi noonu ñu koy sant di ko gërëm di Mamadou Sow Sidibé chargé de la communication de ce mouvement les vainqueurs ici au niveau de Mbour xam naa ni damay joxaat kàddu gi rek ki nga xam ni mooy Safia ma consoeur tey xam naa Safia dañuy fas yéene rek yow tàggatooy kàddu tàggatooy jàmm ak mbokku téléspectateur bu Jëri Jëri TV xam naa ni dama lay jox kàddu gi rek nga tëj li nga xam ni mooy jataay bi di jox rendez-vous également ñi nga xam ni ñooy téléspectateurs yi beneen numéro di leen wax nag ak Mouhamed Ndiaye incha allah dañ ko fas yéene gunge ci li nga xam ne rek mooy activité politique am waaye ci yeneen domaines yi nga xam ni mi ngi koy amal fii ci au niveau du département de Mbour pour soqali dëkkam pour soqali la région de Thiès mais pour soqali Sénégal kon ñu jaajëfal suñu mbokku techniciens yi à savoir les caméramans Pathé Omar réalisateur ñoom ñëpp ñu ngi leen sant ak toute l'équipe Jëri Jëri. ngir am information yu wér te wóor abonneel Jëri Jëri TV bés